asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Ngor Plus comme ni ngeen ko gisee tey jii nii ñu nekk foo xamante ne c'est un peu spécial bon spécial dans le fait que tey Adama Sow ñu koy wax Boris mu invité woon les rameurs de Ngor pour que ñu nekk fii ñëw fi def benn fête c'est-à-dire fête bi nii c'est juste pour les remercier en plus pour les encourager par rapport ak événement bi nga xamante ne moo fi xamoon muy le 5 décembre à Mbour benn régate boo xamante ne c'était vraiment national ba gis ngeen ni mu fa demee bon yàlla nag moo may moom ndam jox na kii kon neex ndam si 25 yi jox ñu ndamu 15 donc ñu ngi koy sant yàlla di ko sant yàlla bu baax a baax donc gis ngeen trophée bi ni mu fi nekk lii mooy trophée wu 15 gi ñu nekk aussi koo xamante ne aussi moom mooy capitaine l'ensemble des rameurs de Ngor ñu koy woowee Fila donc Fila ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum maa ngi nuyu di leen sant. di kontaan si invité bi nga may invité nii trop. waaw man maay capitaine yu 15 yi quoi bu Ngor. waaw donc waaw donc ñu ne yow yaay capitaine yow yaa génn woon 15 gi en même temps di capitaine rameur yëpp. tey jii nii tey ban jàngat nga am nii si jooju xamante ne moo am le 5 décembre à Mbour. waaw le 5 décembre boobu jooju neex na trop neex na parce que dañ rawante woon mbaaw ñu raw yaraax ñu rawee yaraax yàlla def ñu ne ñu tëggal rawante Mbour bi ñu tëggee rawante Mbour ñu ne nañoo dem foofu daje Mbour bi ñu demee dañ fa daje fa kii nañ nga wax ñu daje fa yaraax Mbour Caaray yeneen i dëkk yi quoi. mais yàlla def ñu classé ma 15 man ma départ dem jël 15 gi bi mu jëlee 15 mu des 25 bi mu des bu ñu déparé waa ji suñu muy départ suñu ñu raw ñu waaw dañu raw 25 moom. suñu coon bi dem après su yoon bi ñu ñibbisee mais dañu raw. ok. waaw donc noonu la demee donc boo leen gisee peut-être ni mu fa demee aussi waa Ngor aussi benn instant sant nañ ko yàlla. parce que tamit lii nii bon da ngeen di gagné 15 ñu raw leen 25. Boris ñëw oo leen fii nii muy Adama Sow oo leen fii le timis pour que ngeen def benn soirée lay ne loo xam ne daf ko yàgg def donc loolu lan nga si commentaire. waaw lii moom dama kaa rafetlu parce que yàgg na bituma si Adama Sow parce que yàgg na si moom duñu ko defal jóge nañ fi Saint-Louis ñëw mu defal ñu fi ba gën a pire bi tey mu ñëwaat defaat mu gën a yaatuwaat. kontaan na ma trop si Adama Sow def te mu ngi ñun moom lépp ñu ngi fi moom lépp supporters yeex ñuy jabarax ñëpp ñooñu fi invité. Adama Sow moom amuñu dara lu sant ka si affaire bi mu def nii quoi. kontaan nañ trop si affaire bi. parce que fête yii nii xulil ba neexee nga xulli fii yëpp ñun ñëpp ñoo fi nekk invité ñu chaque jour mu defal ñu ko ba ñu joowee ba ñu jëlee 2 wax jël pay yëpp mu defal ñu ko bon dañ kaa amuñu leen lu gërëmee ko rek dañ kaa gërëmee moom merci waay. donc ñu gis ne aussi li source de motivation la. pour échéance yi di ñëw parce que tey jii nii joow toll na foo xamante ne du ngor rek moo ko soxla parce que gis nga jooju ni mu demee Yaraax Mbour Caaroy ñëpp même Yoff instant bi ñoom ñëpp ñu ngi préparé wu pour yeneen échéance yi ñëw tey jii ne lan ngay mën a wax ni sa mbokku rameur yi. waaw ñu góorgóorlu waat rek ñu dajale waat mais ma mbokki rameur yi ñu dajale waat gën a commencé waat pour à zéro ma ni ko commencé waat à zéro quoi. moo ne dañu war a defaat affaire bi parce que affaire bi fii la war a commencé neex yàlla def na ñun rawoon nañ mbaaw raw ndar ñoom ñu dem fële Mbuur ñu raw ñu nañ ko sant yàlla rek fi mu ne dañoo préparé waat jëkkaloo waat ñëwaat loolu daal la ma bëgg a gis quoi. loolu daal la ma gis. waaw parce que tamit coow li bare na si jooju ji 25 ngi ni mu demee. coow li bare na. ay wax mais ay wax andiwuñu fi c'est juste rek pour magnifier li nga xamante ne ni moom la Adama Sow def donc loolu noonu aussi lan nga si wax. waaw non 25 bi li man si jooju li tax wax ji pare. waa Yoff dañoo wax ne 15 man maa yor 15 bi waa Yoff ñu la wax ne 15 ñoom dañu war a yeneen ñaari booy te loolu amul benn booy moo am te moo gën a gaal am maa rek ñu wër man Ngor dafa am représentant foofu Yoff dafa am kenn dëkk yëpp ku fi nekk dafa am kenn. mais gën amul beneen booy bu nekk foofu warul benn booy boobu. waaye léegi ça veut dire la moo tax nga Yoff naan dañu wër beneen booy waruñu beneen booy dañu départ ma raw leen kii Mbour jël 2 moom mu jël 3 keneen ki jël 4 leen na mën na ne man maam moom ñoo téye buum Mbour téyewul buum maam moom rek a téye buum maa Yoff bu fekkee ñoo disqualifié kay Mbour ñoo disqualifié mais pas Ngor yaa ngi dégg léegi ma ñëwati ci 25 dañu départ suñu gaal amaana position bi mu nekk moo baaxul mais après gaalu caara yi gaalu yaraax yi fi ñu nekk position bi nekk gaal moo gën a baax. waaw léegi gaal yow dañu raw carrément bi ñu rawee bi ñuy retourné suñu coon bi muy dugg si 3e ci gaalu Mbour bi mu laalee nii fa la demee quoi mais dañu raw moom avant dañu raw. voilà. waaw mais raw boobu aussi tamit dañ siy wax tuuti. parce que daa leen gis ne Ngor. ak gaalam ni mu mel. ak ni mu daan joobe. est-ce que aussi raw bi c'est normal parce que man bi ma gisee les images. j'ai vu que Ngor dañ ko raw si départ ba tourné booy caaree dafa Yaraax daf ñu raw
mais loolu est-ce que loolu aussi amu leen si beneen jàngat boo xamante ne peut-être war ngeen xoolaat seen bopp si joow ji. waaw léegi déglu ma loolu ma mën na ne parce que fi ne du ma saltel raw waa ji quoi. waa ji dañu raw. mais lenn maa la nga xamal ñun xam nañ ni mu ñu rawee ñun ñu gaal dañ ko chargé à poids mais ba waxee dana mën daal saltel raw jàmbur dañu raw ñu leen kañ gërëmi quoi. ne na mu doon leen jig. mais dañu raw moom. mais ñu gaal mën xam na man ne ñun dañ ko chargé mu diis poids moo tax demul mais ba gaal gi ñu si chargé ka lii gaal gi duñu ko laaj de dañoo defar coon bi kese indiwal te moo raw gaal yi da leen a rawaat. gaal yi kenn du ko dajji fi mu nekk nii. ni ngi may dund gaal yi duñu ko dajji dañoo defar coon bi rek te dana raw gaal yi moo man gaal yooyu. waaw parce que gaal gi man def naa c'est pour la première fois que mu am incident bii nii. c'est la première fois. parce que moom moo daan raw rek. waaw moo daan raw rek léegi poids bi ñu ko chargé moo tax moom la antalul moo tax gaal yi raw ko man xam na ma li ma ne mais du ma salté dama ne seen raw moom du ma ko salté moom dañu raw aller ba retour. mais du tere ma wax ma defoo gaal dama kaa wax ma defoo gaal moo la 10 ans yi ni ñu ko chargé bi daa ëpp poids daa diis gaal gi daa toog looloo ko teree daw. mais yoon yemu si benn mais coon mi moom naa moo dama coon mi la ñoo defar ñu ñëwaat damaa la wax ni gaal gi moo raw gaal yooyu. waaw donc gaal gi moo war a rawaat gaal yi. war a raw gaal yooyu. moo gën a baax daal maanaam moo gën a baax li ma la wax du dañ. mais loolu fan nga ko teg da nga ko teg si say rameur wala si gaal nga ko teg. dama ko teg si may rameur te dama ko teg si gaal ga gaaw xam na ma ne gaal gi éexul mukk ndax gaaw. waaw il faut la ñu dindi coon bi dafa dindi coon bi dañ ci def ab coon kase gars yi dañoo ay dajj bari na tamit ay coow ñoo dañoo dajji ñaaw duñu dajji man si ñi xam ne dama ànd si ñi ne duñu dajji gaal gi dañ ci def coon ab kase man loolu la ma ànda te loolu sa loolu soob na yàlla loolu ma ñaan ngay def loolu. mais man pour man avant ñu dajji gaal war nañ leen a consulter yéen mool yi ñu laaj seen avis par rapport ak lii xamante ne mooy défaut gaal gi ndax dañ ko war dajji wala déet parce que li nga wax ni nii c'est une confirmation que ne gaal gi baax na donc waruñu kaa dajji mais est-ce que gars yi dinañ jël dinañ am benn yëg-yëg bi nii référence bi nii si yéen li ngeen leen di wax si gaal gi. mais ay mool lañ dañu war a def loolu te dañ kaa def xam naa la dañ kaa def lenn la maa wax dañoo war a am geneen gaal ga bees mais gaal gi ñu defar ab coono mais pour dajji gaal gi carrément man ànduma si dañoo ut gaal ga bees tax teg ka après defar gaal gi coon mi ñu essayé leen mais gaal gi waruñu ko dajji parce que gaal ga gaaw la moo rawoon gaal yi mbaaw léegi poids lam la wax ne moo nekka poids bi kese la te li ma la wax du dañ gaal gi moo mën gaal yooyu te dinaa ne waxoon na ma la ko fii dañ defar coon bi te wallaahi bañ tëggaatee feneen dinaa ne waxoon na ma la ko fii. lan ngay wax sa mbokku rameur yi en même temps aussi waa Ngor si li nga xamante ne moo fi jàllale le 5 décembre. mbokki rameur yi amuma dara leen wax loolu gërëm leen li ñu entraîné li ñu dirigeant yi kontaan nañ trop si ñoom kontaan na ma tamit si mool yi man xam na ma mool yi ma yox moo tax ma ne la man mais aussi fi laa aussi dama lay dagg foofu noonu coow le bari na si dëkk bi nee nañ entraînement yi aussi dafa des par rapport ak li xewoon le 5 décembre. entraînement yi dañoo wax ne ndax des amaana gars yi dañoo ragal si mool yi rek parce que jooju bi mu tàmbalee dañu am ay mool yoo xamante ne dañ demoon Mauritanie léegi mool yooyu bi ñu ñëwee fekk nañu am 2 semaines léegi xuli imagine ba la classé gaal yaa ngi classé gaal nga xam ne ba classé ñetti gaal dinaa fi dese ay 43 personnes imagine bii nga classé ba pare gaal ñaari gaal nga classé nga dese fi 6 personnes léegi xam naa ne te boole mool yi woo demoon Mauritanie ñëw dañ leen mujjee wàcceel mën nga dem parce que ba leen yóbboo rek yoon dalaa jam moom laa leen yóbbu lu mu mënta demee logique fa mu yoon fa mu amul rek doo dem léegi daa leen fee bàyyi nga bàyyi ba sax ñu des ak ñaari personnes mais ñoo ngi lañ fee bàyyi ñoo ngi lañ fee bàyyi quoi léegi ñooñu boolu waa leen si parce que ba jëlee ñi demoon Mauritanie dañuy fekkee 2 semaines rek comme une semaine lañ fi entraîné une semaine nga bëgg leen bu bàyyi fi ñuy amoon weer dala doy waar waaw léegi moo tax nag ñooñu dañ comprendre amul problème xam nañ ne ay mool ya baax ñu nekk foofu ñoom ñëpp dañu waroon a dem mais yóbbu ñu leen dañu mujjee bàyyi dañu classé gaal yi mu des 6 personnes yoo xamante ne ñoo entraînement régulièrement 6 personnes lañu bàyyi te dëkk bi dara entraîné bañ entraîné bañ classé dañ fi bàyyi plus de 50 personnes wala 45 personnes xam naa lay ba dégg nga bàyyi fii ka nekk dina moo tax jooju da xala des ñu xam nañ ne dañ loolu dañu xala manqué mais maa la wax ne bañ préparé waatee nga gis dëggantaan dëgg nga gis nga waaw donc fi mu nekk nii yéen moo pare waat ngeen ni pour démarrer beneen compétition bay yàq fi mu ne nii nañ ne man ñëwoon suba la ñu pare nañ suba ba ñoom suba rek ñun pare nañ te waa ji maa la wax nii dañ kaa raw ba ñoo tëggal rewee nag dañ kaa raw man maa la wax li dañ kaa raw waaw donc si kàddu yooyu aussi ni lañ leen di joxe antenne bi ni pour que ñu dem xool li nga xamante ne moo xew fii tey le timiste Boury Sow Adama aliment de Adama Sow mu daan ko mu yàgg ko def comme ni ko waxee le capitaine yàgg ko def saa ba Ngor amee ndam mu am ndam wala ñàkk am ndam aussi daf leen daan invité pour que ñu ñëw féexal seen xol pour ñu xam ne peut-être victoire yàlla moo koy joxe défaite aussi yàlla moo koy joxe léegi dañuy dem si soirée bi nii ñu jéem a wan leen les temps forts yi nga xam te moom lañ fi def fi nii avec Ngor Plus c'est toujours comme ça. dama bëggoon ñu def benn ovation ba ndaw rek si kii nga xamante ne moo waral lii kii nga xamante ne moo invité Ngor gépp fii te c'est pas la première fois mu def ko daanaka chaque fois événement yi ba amee rek. day fexe dajale ñi nga xamante ne ñooy rameurs yi ak staff bi ak waa Ngor gépp daanaka parce que invité wul ñooñu rek waa Ngor gépp la invité si bërëb bii
pour que mu sargal leen ñëpp xam nañ ne aussi balaa ñuy dem day daje ak ñoom am lu mu def ak ñoom muy Adama Sow Boris mu bëgg ngeen tàcce ko bu baax. vraiment moom Ngor amul fayam Boris yàlla na la yàlla fay. dañu bëggoon def benn waxtaan ba ndaw rek waxtaan bi yëpp nag waxtaanu Ngor kese la nag Ngor kese lañ parce que ndajam Ngor la parce que demoon nañ ak compétition te compétition bi daanaka ñun dañ kaa jàpp ne sax xare la du ñu si am dara waaye honneur am Ngor la ñoo dem défendre te loolu dafa am solo daanaka lii rek moo nekk loo xamante ne nii bés bu ñu si jógee rek Ngor géppay doon benn ànd dem wuti looloo waral à chaque fois rek yàlla du ñu may ndam donc loolu firnde la si ne Ngor saa yu ñu doonee benn lu ñu dem wuti dañ koy am donc loolu dafa jar ñu bàyyi si xel bu baax ndaje mi nag Adama Sow moo leen invité fii si kër gi pour sargal leen waaye xare bi ngeen siy dem dafa am ay nit yoo xamante ne nii vraiment dañ leen accompagner dama naan sax waa Ngor gépp a leen accompagner waaye da si am ñoo xamante ne dañu ànd ak Adama Sow Boris di si liggéey liggéey boo xamante ne nii wax dëgg yàlla liggéey bu am solo la donc bu ñu dajee si ndaje yi day baax aussi ñooñu ñu tudda leen ñoom aussi ñu sargal leen ku si mel ni le ministre Mame Mbaye Niang ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax parce que vraiment mérité na ñu tàcc ko Ngor bu ñu demee ba jël Sénégal 33 di ko tuddee doomu aadama ça veut dire kooku am na mu def la rëy si dëkk bi ka comprendre lu rek comprendre la mais Mame Mbaye Niang lii mu def si gaali Ngor man dégg na ma ñii nekk si saaf bi wax ne néew na ña ko fi def donc kooku jar nañu sargal ka jar nañu ñaanal ka jar nañu jàppale ka donc Mame Mbaye Niang lii mu mëbét si Ngor bëgg ko si Sénégal bëgg ko si Ndakaaru yàlla na ko si yàlla dimbali jàppale ko ba mu sotti ndaxte nit bala defalee la baax ndax ko war a wax ndax ko war a ñaanal loolu mooy sunu cër te ñëpp xam nañ digganteem moom ak Adama Sow mii donc moom ñu ngi koy sargal bu baax di ko ñaanal et puis di ko accompagner keneen ki nga xamante ne aussi bëggoon nañ vraiment mu ñu sargal ko muy Antou Gueye Samba ndaxte moom aussi ñëpp xam nañ li mu nekk di def si Ngor tey gaal gi nga xamante ne nii mooy gaalu 15 gi yàlla def ñu jël paie staff moo li dañu regroupé woon ñëw fas yéene ko tuddee moom mu jël yéene boobu ñaan staff bi nen nañ ko delloo Jaraaf Saliou mu nekkoon poids bu rëy si staff bi moom mu teggil leen ko mën leen ñaan ngeen tàccul ko bu laax si loolu am sàmm sans compter nag accompagnement bi nga xamante ne nii def nañ ko ñoom ñooñu ma tudd ñëpp si bés bi nga xamante ne fa lañ jëmoon pour bañ a guddal dama bëgg a jël kàddu gi rek jox ko capitaine bi nga xamante ne nii moom mooy capitaine u rameurs yi moom mu jël kàddu bu jëlee kàddu moom dina wax au nom de tous les rameurs bu waxee ba pare ñu jël see staff bi ñi nga xamante ne ñooy accompagnateurs yi wala supporters yi ñoom ñoo xool daal ñoom aussi ñu jox leen ñu jël kàddu bu ñu waxee ba pare ñu door a jox kàddu yi nag ki nga xamante ne mooy Adama Sow Boris balaa ñuy joxe après Antou Samb moom mu joxe aussi ay kàddoom donc moo waxtaan wi noonu lañ ko bëgg a tëralee ñu jox kàddu gi le capitaine Fila. salaamaaleykum mbooloo mi maa leen di nuyu di leen santa yéen ñëpp ma di leen nuyu si turu dëkk bi quoi kontaan na ma trop di nuyu Adama Sow di nuyu Antou di nuyu Mame Mbaye Niang ma leen xamal ne gars yi ñu ngay wax si njoow mi yàlla def bi ñu ma classé 15 jox ko le 25 gi moo de ma di ko nuyu bu baax kontaan si moom si geste bi li ñu def noonu ak dirigeant yi yëpp jàppee moom mu la dara ma xam ne lépp Ngor la mu nekk benn
ñu jox Modou gaal gi jox ma 15 bi ma ne leen yàlla baax na dinañ dem dóor ñaar yëpp ñëw noonu la ma gisee woon far xam naa rek yàlla moom ba xale ba bëgg li mu bëgg kenn mën si dara moom moo yor dogal moo yor lépp yàlla def man ma dem jël pee Modou ñëw jëm jël 2 li sa safar la 5 ñu di ko sant yàlla trop dëkk. léegi fi mu ne nii kontaan naa si geste bi si ñii li ñu def nii nañ kaa wax di Mame Niang Antou Boris moom lii bittuñu parce que chaque année mu ñu kaa defal fañ joowee ñëw rek mu tegal ñun lii kontaan nañ trop si loolu ngeen bëgg ngeen duñu ko waaw kontaan nañ trop mais léegi man maa ngi wax tamit si dirigeant yi la ma bëgg a ñëw parce que gaal gi dama dégg ñu naan gaal gi dañ kaa dajji bi man ànduma si ñu gaal gi moom man gaal yi 25 gi ñu moom man dama bëgg a ba fekkee dina ut gaal dina ñaan ñu may ñu gaal wala ñu jënd gaal genn gaal ak 25 léegi ñu jël coon bi defar ka mais dajji ànduma si man. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen waa Ngor di leen sant di leen gërëm quoi amaana lii nii dañuy doolee sant yàlla bu baax defoon nañ ka yàlla defal ñu xéwal ñu ñëwaat fii bon tey gii nii comme ñëwaat nañ doolee sant yàlla bu baax di ñaan yàlla nag ñi fi ne ñëpp maa ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla suñu borom defal jàmm amaana Boris mi ngeen di tudd nii wax dëgg man dëgg xaw ma ko bu baax mais li muy def nii si Ngor macha allah moom Mame Mbaye Niang amaana nag ñu ñaanal leen yàlla rek yàlla defal leen jàmm mais bu dee wàllu dirigeant yi moo li moom dama leen a gërëm di leen sant parce que bañ ne joow moom xam rek ñun ñëpp ay jookat nañ mais amaana dégg na ma léegi nii filaa sax waaye benn baat ne gaal gi d'accordul suñu dajji ga gaal gi dañ ko war a dajji coogaat ka parce que képp koo xamante ne nii maanaam xam nga gaal man dama xam gaal moo tax ma wax ko quoi dañ ko war a dajji coogaat ka mu jóg parce que gaal ak Ngor tàmmuñu si yéeg bu pare say di fitti si kaw quoi tàmmuñu si loolu noonu parce que tellement xam rek ñi xam gaal xam nañ li ma wax ba baax parce que ba dul dara man damay defar gaalu ndaw nag bon bu ma gisee gaal gu mag ñu di ko defar amaan dama si wax li ma si war a wax parce que nu nga li ma kii sax noonu laa ko kii woon ñëwoon ba si moom man ko may gaal yi nga defar man wax dëgg ne yàlla rafetlu ma lii lii mais après bi bu demee ba sa biir dafa ñëwaat si man dama effectivement li nga wax dëgg la xam nga ñu ñaanal nag ñi fi nekk quoi mënu ñoo wax si mbooloo ba baax xam nga ñu ngi ñaanal Antou Samba yàlla na ko yàlla defal jàmm ñu ñaan Ngor gi nii képp ko fi yàlla teg yàlla na ñu liggéeyal Ngor daal xam nga yàlla defal leen jàmm bu baax Mame Mbaye Niang rek moo xam li mu bëgg yàlla na ko yàlla suñu loolu defal. ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di baalu àq ñëpp di rafetlu jotaay bi di rafetlu tamit suñu kilifa yi nga xam te ne ñoo ñu dalal tey mu doon monsieur le maire Antou Samba ak Adama Sow Boris dañ leen a sant di leen gërëm su turu Ngor parce que bi ngeen jàppee ba tey bàyyi leen saa su nekk rek yéen a ngi wone ne yéen a moom Ngor si la jëfal Ngor di leen teral dama jàllale rek benn message Antou ba moo door sa këram kër yaayam si ñi ko fondé woon si la ma bokk mama boobu moom moo ma daan yónnee message pour ñi xamul quoi mais si li ñoo wax ñu di leen ko ñaan dëgg la Mame Demba am na la importance la mu wax monsieur le maire dama ne ñu première jooytu Adama Sow Boris dañ bëggaat ñaari gaal ñu kër ak gaal dañ ko war a tabax mu doon këri jàll dimo ñu am fa 15 mètres carrés mën neen ko gaal yi ba ñoo raw ñàkka dëkkukaay gaal moo posé si rawante bi parce que à chaque instant gaal gi bañ ko côté mu ngay fecca chaque instant gaal gi mu ngay fecca te loolu problème la si mooli Ngor ñun liñ xam ala kulli al gune yi ma gis bëre daan ñibbi lañ xam mais ñàkk kër ka amul kër nag wax dëgg na yàlla pour liggéey la pour def la la nekk dala am mais ñu di leen ko ñaan la rafetloo ay tey teewaay bi fii parce que li yombul jël pee man lii dam na dañ jël pee parce que bi ñëwee yow ni nga ñu teeree rek daa sedd ab xol ni nga ñu teeroo daa sedd ab xol kilifa dem mu waajal la nga ñëwaat mu dalal la loolu la kilifa warloo ab surgam ñu di leen si santa di leen si gërëm di leen wax na ngeen gën a jàppaat beneen bi moo la deen fi promettre dëkk bi yëpp ñu dem si dëkk yëpp communiqué ne dañu war a organiser Ngor Joow
te pour man c'est le moment ou jamais di leen ko ñaan te défi boobu dañ ko war a relever fii na xam na ne mën nañ ka yàlla xam nañ ko mën nañoo organiser autrement ba àddina gi gépp gis na ne Ngor moo réussir lii mais mën nañu kaa def sans yéen lii ngeen ñu diggoon nag ba ma sañoon ngeen jox ñu ko nag mu doon organiser dëkk bi pour ñuy yaaya ñuy bàyyi mën a kontaan ñu di leen santaat di leen gërëm à travers ma voix mu doon waa taxaw Ngor gi nga xamante ne nii ñoo nekk sama ginnaaw Babou Gueye moo la président bi waaw wax dëgg neex yàlla biñ si tolloo sant nañ leen gërëm leen di leen nuyuwaat di leen siyaar di leen wax sama gaay dëkk bi dañ leen sas Adama Sow Boris Antou Samba Mame Mbaye Niang dañ leen sas Mame Mbaye Niang moo njëkk a développé génne 5 millions li ma wax dama ko xam dama fi fekkoon bi ñoo soog a am gaale baax Mame Mbaye Niang moo génne si xaalisam jox Ngor ñaari gaal genn gi ñetti gaal loon genn gi raw ñaari gaal yi moom lañ defal mu doon 33 à 25 te booba tey gis nañ résultat yi comme ñoom yàgg nañoo bëgg a jëfal dëkk bi comme dañ leen a ñaanalaat la ñu mën ren ñu mën ko déwén yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla defal li ngeen bëgg nag yéen a ko xam yàlla na leen ko yàlla defal foofu la ma mën a yem di leen nuyuwaat di leen siyaaraat. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant di sant yàlla bi ñu demee rawante daal di dellu si waat fii fi mu nekk nii lii si ay wax buñ ko nar a wax fii duñu fi jog parce que déjà man mii nga xamante ne maa taxaw fii bokk si dirigeant yi damay wax tuuti rek si Mame Mbaye Niang li may wax si Mame Mbaye Niang nag mooy kii génn léegi wax na ko moo ñu jëkk jox ay millions yu bari ñu defar ay gaal te loolu bi ñu ko defee damay wax li waa bi ñu ko defee Ngor lu nekk dégg nañ ko pourquoi kii ñu tudde ko gaal gi boogu ñu xamuñu alal ji mu ñu jox ñu am ñu siy kaas ba ñu nekk bitim réew duñu si wax ay wax ja ñaaw mën de ñi ma si saaga yëpp dama wax de ñi ma si saaga ñëpp fayu na ma ñi ma si saaga ba bitim réew fayu na ma parce que booba ñoom xamuñu lan lañu kii defal ba tax ñu waa Ngor ñëw di ko tudde gaal lépp laa gis rek dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo nekk si bopp bi jiite ko que jël centaine de millions jox la ka wa fa dëgg yàlla kooku baa ko tuddewul gaal daxal wax la neex rek mu cogaat joxaat ñu yeneen i millions waat mu joxaat ñu yeneen i millions mu ñëw ñu defaat geneen gaal bokkul ak kii sànq li mu wax ñetti gaal yi mu jëkkër moom moo tax ñëw mu defaat joxaat ñu xaalis ñu utaat si ay gaal mu la gaal yi fi nekk nii kooku bañ ko santul du ñu nik kaka jàppalewu doo nik man nag damaa wax ne bi mu ñëwee kër sur biir si lii nga xamante ne mu ngi kaa def man maa jëkk a waat si yàlla ne ma waatal ka ne bu li muy xëccoo fële man ma kat dèjà moom moo ko moom parce que lu tax lu tax ma wax loolu dama ne gars yi wax fa dëgg yàlla kii li mu ñu defal si million man dama gis sama bopp si moom ba tax waat boogu korog bi mu kaa waat moom mu ngi toog lii moo tax parce que dama gis sama bopp que la jël Ngor dañu mas a sonna lan moo ñu laa sonnal imagine léegi si rawante bi rek waxuma la leneen lii dépassé dem na ñu barke dema lañ doon def bilan bi def nañ presque 4 millions si ay dépasse lan la ñu fay si gaal yi 25 ñu ngi ko fay 400 000 15 gi ñu ngi ko fay 250 000 loolu la mun ñoo jariñ loolu jariñ ñu dara bu ñu amul ñu jàppale wax fa dëgg yàlla ngoon ma xam ne mën nañoo bàyyi gaal yi fii te Ngor moo nekk la xam ne wax nañ ko léegi benn sport boogu rek moo fi nekk si Ngor bàyyi màggat yeex ñi seen kaw lal yeex ñëpp bu joo amee ñu yeewu ko si feebaroon sax daal di wér ngoon la jooju dañ ko war a gën a fonka li ñu wax li calki wax léegi suñu mbaar mële nga xamante ne kër jàll dimon wax fa dëgg yàlla li ñuy gaal fi mu nekk nii li koy yàq mooy ñàkk mbaar boo tudd na ko léegi bu ñu amee ku ñu si jàppale ba ñu mën a defar foofu parce que foofu ku ñuy wax Ablaye Seck moo nekk di ko xëccoo dëkk bi moom am na këyit yoo xam ne bàyyi na ko fi mu ngi fii si ñun côté penku bi jox na ko dëkk bi mais waa dëkk bi ñoo ne lépp la ñoo jël ngoon nag lii si des ñuy gaal duñ ko bàyyi fële si jullukaay bi muy yàqu bëgg nañ ko ñu jàppale kër Ablaye Seck ñu tabax foogu comme ni ñu amoo woon géej mag ay mbaari njoowaan loolu ku ñu si jàppale daal bëgg nañ ko lool xale yi nag wax fa dëgg yàlla ñu ngi leen a gërëm surtout jookat yi ma keroog bi ñu ñëwee ba si oto yi bi ñu ñibbi man rek maa doon wax si oto yi ñu ngi ni toog parce que dañu découragé mais lii du dara ñaati at
19 ans kenn mosulaa raw ba ñetti gaal yi demee ñetti gaal yëpp jël pee ba ñaari gaal yi demee ñaari gaal yi ba tey genn gi demoon Ndar genn gaal gi jël pee mais tey nga am ab tolof ngeen bëgg a décourager déedéet nañ fagaruwaat defaruwaat daal demaat compétition yàlla di ñu may ay ndam comme ni mu ñu daa mayee ay ndam Baye Boris nag wax fa dëgg yàlla amul morom chaque moment manax si mbaax mu saf mii wal sil bi ñi yebal ñu ñëw fii si moom Baye Boris lépp la Ngor bëgg moom la bëgg la Ngor bëggu ko mu nekk nit nga xamante ne li moo def si dëkk bi ba koor jotee mu jël ay tonni saakuy ceeb dugal ko si dëkk bi wax fa dëgg yàlla kooku mu ngay jàppale dëkk bi Baye Boris ñu ngi laa ñaanal yàlla yaa xam li nga bëgg yal na la ko yàlla defal waaw yax maam mbay ñaa yëpp en tout cas man nag moom wax fa dëgg yàlla man day sama nig la nag wax fa dëgg yàlla addina bi nag moo demee ne nit ku nekk fii ñi fi nekk ñëpp képp ku nekk am na for dañu waxante dëgg kenn ku nekk am na foo for xëccoo nag moo demee nagu Ngor daal yal nañu yàlla jox ki gën su ñun rek yal nañu yàlla jox kii gën su ñun Mame Mbaye Niang nag comme Dakar la bëgg yéen a ngi nii war nee na am neen ko mën a jàppale waaw yéen Ramori yéen a xool neen ko mën a jàppale parce que def na la nekk su ñun waaw def na la nekk su ñun que jël centaine alal yenn yi di ko def si yow kooku war naa la mën a gis sa bopp si moom te ñu ngi di demandé waat pour ñu jàppale ñu si mbaar mi ngoon nañ leen jéem a xool tamit aussi ka lay jàppale am na la mu bëgg li mu bëgg it kooku si mën a jàppale nga jàppale ko si waaw man maa ngi yem foofu di leen gërëmaat di leen sant. donc nag dama jox kàddu gi si biir mbooloo mi parce que am na ñoo xamante ne ñu ngi maa interpellé pour bëgg sànni si ay kàddu pour ñu mën a ñoom aussi participer si bés bi waaye balaa loolu dama bëggoon a wax tuuti rek si élection yi ñu jëm parce que loolu mënoo ñàkk Mame Mbaye Niang il est candidat à la ville de Dakar candidat yi bëri nañ waaye ñun day jàpp nañ ne moo la suñu candidat ville de Dakar ndaxte lii mu ñu defal kenn defaluñu ko ñi ñi gënoon a yaakaar pour que ñu jàppale ñu si Dakar si Ngor gii nii jàppale ñu parce que fii lañ toog si lii ñu gën a yaakaar si Ngor ñoom ñu toog si ay télé di wax naan Ngor Yoof Wakaam amuñu dara si aéroport bi donc ñun ñu mel nooñu wax dëgg yàlla élection ba ñëwee mënuñoo am confiance ñoom te duñu leen jàppale li ñoo xeex nag mu la mbiram suuf si mbiram aéroport bii men na moom Mame Mbaye Niang ma baat si kaw moom moo ñu si jàppale si gouvernement bi men na moom moo ñu si jàppale kama xam ne man maa jiite collectif bii la yëngal si wàllu suuf si fii si Ngor te moom moo tax ba ñu recevoir ñu palais si télé maa wax moom moo tax ba ñu recevoir ñu palais ba dossier suuf si fi mu toll tey gii nii wax dëgg yàlla mosu faa toll c'est que bëgguma joxe yenn information yi te waxtaanuma sax kuréel gi nga xamante ne moom la ma jiite waaye moom day bëgg na ma waa Ngor xam ne nii mu ñu taxawoo si mbiram suufi aéroport bi ba mu yegg fi mu yegg nii moom kese mooñ si jàppale keneen fekk ñu si donc bu fekkente ne élection dafa jot moom mu bëgg Dakar ba pare mu nekk doomu Ngor dëkk fii moom la ñoo jàppale ñu la ñaan da ngeen jàppale ka élection yi ngir fii Sénégal 2035 Mame Mbaye Niang mën a jël raw gàddu Ngor gii nag sunu candidat Antou Samb mii la yàlla naka yàlla fal meeram Ngor ndaxte jàpp nañ ne moo la yor njëriñoo Ngor kaa xamante ne 2014 ba léegi bi ñu ko gañee mu ngi continuer la def si Ngor bàyyiwul Ngor benn yoon dooleem laa joxe joxuñu ko budget nekk am demal doxalal si ab salaire am laa génnee la jàppale nit ñi boo ko woowoon sax nga ne ko sa waay dama am benn tournoi petit camp dama bëgg nga parrainé mu ñëw parrainé la non nit ko mel noonu wax dëgg yàlla bu sampee ndëndam dañ ko war a jàppale sans compter nag ay compétence am yàlla may na ko jàng na am na xam-xam fu ne jaar na fa si àddina donc nit ñi mel noonu bu ñu leen amee dañ leen war a valoriser te Boris mii ab candidat am fii si Ngor Antou Samb mii la sunu candidat ville de Dakar Mame Mbaye Niang donc nag bu ngeen bëggee jàppale Boris bëgg kaa sargal bu si li nga xamante ne moom la def ak Mame Mbaye Niang nañu jàppale Antou Samb mii ngir mu mën a doon meeram Ngor ñu changé Ngor loolu la ma si bëggoon a wax di leen ko ñaan ngeen jàppale ko te yàlla rek tax ngir Ngor
jërë ngeen jëf. yàlla di julli si yonante bi di sant ñëpp képp ku fi teew muy mool yi muy Antou Sambax délégation Max Baye Boris muy dirigeant yi muy waa ñiy yor gaal yi ñëpp daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp amaana bu ñu joxee kàddu du bëri wax war a wax wala am noo mel war a wax mais nit boo nekkee porteur de voix ci dëkk yoon la genre détails yi nga ci sànni kàddu mais waxuñu ngir bëri wax wala ngir leneen ak leneen ci 3 points nag laay wax benn bi mooy Antou Samba deuxième bi mooy Baye Boris troisième bi mooy situation yi mool yi nekkee te bëgg mu changer bu may tàmbalee ci Antou Samba parce que pour man nit ku ne nit nga te nit soo ko gërëmul mënoo gërëm kenn te dama denc dara sama xol ay at tey tele tiim ma jàkkaarloo man moom mu toog ma war a jàkkaarloo moom en face woo ko ci ñëpp xam na ne kii kat am na fu ma jariñ waxuma nag waxu combat parce que loolu dafa kaa jëlale mais ngor ñëpp amul kenn ku fi umpale ne am na ci ay tolof tolof yu ma neewoon amul kenn ku ko umpale fii ñëpp xam nañ ko te tolof tolof yooyu bi ma ci nekkee premier jour bi ñu téye central muy lundi ci guddi gi avant ñuy récupérer suñu téléphone moom laa njëkk a woo téléphone ne ko DG mu ne waaw ma ne ko maay central téye nañ ñu bi ngeen gaawul nag ñu jàllale ñu bi ñu xëyee mardi bi 9h tak visite bi njëkk am moom la andil ñaari avocat taxawal ñu te boobu bi mu koy def nekkul maire nekkul dara te dafa ñëw taxaw soutenir ay doomu dëkkam xam ne ñii kat ay waa Ngor lañ mu ñëw taxañu te yàlla tax te mosu koo wax fen mosu koo dox fen yoon la nag genre détail yu mel nii nga koy tudd ci biir nit ku nekk di xam kii gor la yàlla xam ne ne gor la ragaluma li may wax te bu amutoon duma ko wax Antou jaraluma fen mënumaa jox lu nga xamante ne fëx na sama bët ba ma koy waxal lu nga xamante ne amul moom xam na ñi ko wër xam nañ sama deuxième point mooy Baye Boris gaynde ak dëkk bi l'homme exemplaire l'homme qui sait tout faire l'exemple de son comportement assure et rassure grand man dama laa gëm xam nga la moo tax ma gëm la j'ai travaillé avec toi 2 mois ici dans sa localité tu m'as fait reconnu que ne nit ki lépp loo mënta am te boolewoo sa waa dëkk doo dara nga ne ma yéen jeunesse bi yéen laa soxla su ma kër bu ma fiy dugal ñeneen ma dugal leen fi yéen ngeen am lu ngeen téye moo ma gënal fuuf ñu doon plus de 20 personnes dëkku Ngor doon ñëw fi di daan suñu doole moom mu jël ñu duñu fay chaque fin du mois ñu ne déet am ay business personnel yu nga xamante ne ni max moom mu yëkkati xaalis bu bari na ma mbër téyel nekkul ci maire nekkul ci dara de mais amul Ngor ku fay am combat te du yëkkati 400 000 wala 300 000 may la ko kon dama naan saay lii la gars yi di wax nii woowuñu la ñaanuñu la lii Ngor moom ci yow mooy cër bi danga ñu koy jox par force te xam nga li may wax sama troisième point fa laay tëjee mooy lii moole di kaas mais li ma jàngat gëm ko xama mooy lan nit ki soo ko joxee xeesal dugal ko si duus sang ko mu set jox ko xeesal mu xeesal ba weextal nga takkal ko ay or ba fu mu romb ñu xool ko te solo loo ko yére moo zéro yam parce que li ci biir kumpa la te pour man gaal yi kumpa la te pour kumpa bi am foog mu delluwaat fi ñu newoon mooy defal ko néeg mu dëkk yaa trop de laisser aller te loolu li ko andi mooy ñàkk làqu bi mooy liy cal ki wax sànq peut-être man li ma daan fekkee doon booy mu jox ma amour 7 heures lañ daan yeewu ñëw nga gis imam bi dugg tëju paa yi bokk ci affaire dugg tëju kenn du fa rax ñu def lu ñuy def nga dégg gaay naan ku jaan mat sam xel dem si dee
bu ñuy dundee bu ñuy dee yëpp sam xel dem si dee saama tous bi di daw ñëpp seen yaram di daw te départ ak ñu mais loolu li ko andi woon mooy place bu tëju bi ñu amoon léegi amatuñu ko ñu ngi fële jullukaay ba mënoo fa tëgg lii calke wax seeni gaal da ngeen koy teg nga toog muy fecc mënta taxaw parce que bant si naajax ndox tôt ou tard day déformé li ñu bëgg nag dañ leen koy laaj ngeen jox ñu ko lieu bi dañ ko soxla man pour man gaale du priorité lii priorité mooy lieu bi d'abord après nga door a wax ay gaal bu ñu amee lieu bi nag am ay gaal Ngor kenn dootul jooy te li ñuy jooy mbaa fële Mbuur ba Ngor rek doy na loolu laa amoon lu may wax beneen bi mooy di encourager mool yépp di leen wax gàcce ngalaama defet bu ñëwee ñëw na mais xam nga defet chaque jour li koy andi man sportif laa soo ko amee da nga siy tirer exemple jël lii bon ci mbir mi nga teg ko ne lii baax nga continuer ko te bu mu am ragal bu mu am raayal défaut yi nañ ko dindi par force xool lii gën teg ko fi. la nuyu ñu fi toog ñëpp la nuyu caméraman yi Ngor TV ak Ngor Plus maa leen di nuyu ba baax gannaaw loolu may mool yi dama kontaan si ñoom ndax ñoom li ñu waroon def nañ ka comme ni ko kii waxee rek Mondoy defet amu fi gaal gaa am la yàqu mënuñu see joo kon donc defet liñ see lii moo la ñu defaruwaat jekkaluwaat waaw wax naa la dëgg ñu jekkalaat mool yi comme ni ko gars yi waxee gaal yi ñu wax noonu ngeen dimbali ngeen may ñu ka defaru ñu place boobu ñu am gaal yi am ay néeg comme ñun ni ñu amee néeg gaal yi ami néeg waaw loolu lañ leen a ñaan après loolu nag kii Antou manka gërëm ndax man bi muy mag premier clip Antou moo ma jox ay koppar ma dem def clip boobu ndax man artiste comédien la en même temps damay def ko ñu comédie musicale te Baye Boris mi itam baa ngi defee kër Baye Bukka boo ko jaaxlewu nañ ay programme yi CD dañ ñëw si moom wax ka mu jox ñu ay koppar ñu dem defal ñuy CD dugg si dëkk bi jaay ka CD yi jar ñaari moo la génn itam maa leen a gërëm di leen sant ndax ñoom ñaar déggoo nañ wax ji bari na trop mais ñoom ñaar déggoo nañ loolu maa leen see sant baa ngeen continuer ko noogu du ma guddal na damaa gàttal waa taxawu Ngor maa leen a gërëm ñoo taxaw na taxaw nañ moole ba baax taxaw waa Ngor ba baax am na lañ bëgg nag ba maa wax da leen tàccu nag Antou Samba bëgg na ab audience si yow bëgg ko si Baye Boris bëgg si Mame Mbaye Niang loolu bañ ko mën a am ngeen dimbali ñu ñëw waxtaanee parce que am na ay projets yu ñu bëgg nañ kaa waxtaan ak yéen wasalaam. man je suis content de voir ça bu esprit yi àndee nii rek yàlla dinañu may lu bari man nag lii defuma ko pour de ma part politique mais politique mu ngi si ginnaaw aussi nañ wax toujours liy am. di remercier suma staff yi nga xamante ne max ñoom ñoo ànd di yàgg liggéey ñoom Yaaya qui représente pour les Almadies moom moo Adama Ndiaye Ombre Vanessa ñoom Alpha Diaw loolu yëpp pour defaraat li nga xamante ne wane exemple rek si Ngor ne am na possibilité boo xamante ne il faut que nit mën ko gis pour mën a dem si dara et Ngor a besoin d'être changé sur les mentalités Ngor Almadies man nag lii dina ma ko defaat tant que maa ngi dund dama kaa def di ko defaat xaaruma si nit. Deuxième aspect bi di leen ñaaxaat toujours dafa am loo xamante ne dund naa ko Ngor si rawante gaal tuuti Ngor dafa tàmmoon toujours bu ñuy dem géej gaal yi géej lay jaare oto yi ñu koy def nañ xalaat aussi yëkkati be teg bi bàyyi leen ci xel yëkkati be teg bi rek mën naa am ay problème foofu ngoon nañ ci bàyyi xel toujours bu ñuy dem staff bi je vous remercie mais staff bi aussi nañ gën a wax a boy ñaaxaata boy yi parce que mag aussi mooy toujours wane l'exemple boy yi mën a topp loolu on doit pas être frustré en Ngor ñu ñëpp ay kilifa lañ di remercier staff bi bu baax a baax di remercier toutes les femmes surtout les femmes yi ñu ngi liggéey boo xamante ne bu ñu amee doole ñoom la beneen bi nag comme on est dans la politique comme ni ma ko waxee woon au départ les gens n'avaient pas compris que man maa bëgg doon maire wala Mame Mbaye ma bëgg dem doon maire on n'a jamais travaillé sur cet aspect là on a voulu trouver quelqu'un koo xamante ne mën nañu ànd ak moom pour defar Ngor mu reste Ngor muy Antou Samba
li si des nag ndakaaru la jëm quoi te yaakaar naa ne ville de Dakar ñun bu ñu fexee ba fal nit mu dem waa Ngor ñoo ko fal ak ku mu mën a doon ak ku si mën a ànd tamit dinañ xam ne fii la départ te base am fii la te si en tous les topp te man je suis un gardien vraiment man je suis un gardien du temple Ngor moo ma ñor man du ma nangu kenn yàq Ngor bu ma ko gisee man dama see këpp kan yi waaw yéen nag yéen avenir bi ah seen i doom ñoom la aussi ñun ñu montré leen loo xamante ne moom la ñoo sas antu mi nga xamante ne mooy ñëw suba ah mu defar Ngor Almadi ñi ñi mën fee dund mu neex mën nañ ko projet yi ngeen wax sax ah ça peut se faire mais toujours nañu raisonnable raisonnable mooy bu ñuy wax dara di ko bind si ay kayit na méngoo suma mag ji xam na li may wax bu méngoowul rek duñ dem ah et je remercie vraiment toute l'équipe qui a travaillé avec moi parce que comme ni ko mun doy wax sànq je ne suis pas seul Idrissa Diop mu ngi nii moom mooy suñu mag artiste la ah ombre nag moom aussi kilifa la quoi parce que lu bari lay bare si Ngor man damay dem rek mais moom may fàttali na ma gaa yaa ngi fii Ngor moom aussi maa ngi koy sargal ah maa ngi koy sargal bu baax maa ngi koy sargal bu baax et je vous remercie tous ah man bay wax si nit sax manuma ko quoi mais je vous remercie waaw man jox naa leen cër waaw jox naa leen cër bu baax a baax yal na ñu yàlla dolli sutura yu ànd ak barke ah ñu bien Ngor nañu war a bien Ngor waaw man ne moom la maa doxee man pour man maa ngi àjjana beneen bi moom xaw ma ko yaakaar rek la ma si am quoi mais dama ko bimba fii je vous remercie ñëpp ay mbokk lañ ñun ñëpp ñoo bokk maam fii koo fi laal benn maamam rek boo xoolee si juróom-ñaari maam am nga fenn mbokkee donc politique bii élection yi ñu jëm waruñu fi wax kenn wax ju ñaaw waruñu fee xalab kenn lépp dañ ko war a def ni mu gën a rafetee parce que élection yi le 23 janvier la waaye ëllëg sa day moom le 24 képp ku fi wax ji ñaaw le 24 ba jotee dinaa ko réccu parce que ñoo bokk dëkk bi ñun dëkk li nga xamante ne moo ñu ñor moom moo ñu yëkkati si politique bii moo la defar Ngor kese Antu loolu moo ko yëkkati Boris loolu moo ko yëkkati Mambay loolu moo ko yëkkati te bés bu ñu yàlla mayee ndam loolu la ñoo ñaan le 23 bés bu ñu yàlla mayee ndam le 23 si guddi gi Antu mi ba boogaa dina yëkkati téléphone woon candidat yëpp yi posé woon seen candidature pour que ñu ànd le 24 commencé liggéey Ngor parce que loolu mooy dëgg donc naka ñi ñu xamee noonu demuñu en compétition lan noonu wala leneen politique bi day jeex Ngor rek moo ñu ñor Ngor kese naka ñi ñu xamee noonu donc yàlla nañu yàlla dolli sutura ba li ñu am si mébét pour Ngor rek yàlla may ñu si ndam parce que Ngor wax dëgg yàlla on est la deuxième commune au niveau du département de Dakar en termes de budget commune bi nga xamante ne nii moo gën a bëre ay koppar à part Dakar Plateau moo la Ngor waaye wax dëgg yàlla day koppar yooyu nga xamante ne bare na ñun population yi sentiruñu ko te dañ ko waroon a sentir si suñu dundin dañ ko waroon a sentir bu baax donc li ñu ñaan nag mooy fii nga xamante ne fa lañ séentu Ngor bëgg ko faa placer loolu mooy tax ñu engagé en politique te ñaan nañ yàlla le 23 janvier ñu mën a am opportunité pour mën kaa yóbbu foofu loolu rek moo la suñu mëbét donc pour bañ a guddal wax ji damay jox kàddu Antou Samba moom mi nga xamante ne mooy doomu Ngor. yaakaar naa maa ngi fi soog a ñëw après rawante gaal boo xam ne Ngor jël na coupe mais li ma fi gis sedd na xol parce que li may wone ne Ngor benn bopp la kenn mën ko xar ñaar d'abord maa ngi remercier ki ñu dalal tey borom place bi muy Adama Sow man duma wax Boris de man Adama laay wax Adama Sow sama rak di ko féliciter ci initiative yi nga xam ne daanaka am at yi passé yëpp mu renouveler ko tey ngir sargal rameeru Ngor vraiment Adama tu mérites vraiment la confiance des populations de Ngor tu mérites beaucoup de choses jarul ma koy lim yow xam nga man xam naa li ci des mooy rameur yi su ngeen gisee keroog ma sol sama dàll ànd ak yéen dem fekki leen kër
Aliou Samb dama déggoon le maire de Yarax mu def déclaration ne rawante bi rawante spécial la pour moom nee na rawante bi day defanteeg Ngor ak Yoof rawante bi kenn du ko raw maire bu def déclaration bi mel noonu ànd ak équipe am ànd ak staff am dem taxaw leen ñun suñu devoir moo doon ñu jox ñun tamit accompagner rameurs yi suñuy rameur ba fi nga xam ne mooy Mbour pousser leen à la victoire ànd ak ñoom dellu seen Ngor je pense que loolu mooy mission autorité dëkk Mondoy wax na ko xare la woon parce que ñun rawante lañ xam mooy suñu sport national donc bu ñuy dem mooy comme équipe nationale buy dem rawante coupe d'Afrique wala coupe du monde Ngor buy génn ñun ñëpp ñoo war a génn nekk benn c'est vrai boo gisee fii à Ngor ñun ñëpp benn lañ bi ma demee foofu man dama tiit parce que 3/4 des supporters yi fa nekkoon ay waa Ngor lañ 3/4 des supporters boo xoolee gauche droite ay waa Ngor da ngay gis donc ça veut dire que sport boobu ñor nañu bu baax a baax bi ma ñëwee ci kër gi tamit wone ngeen seen engagement won ngeen ma ne pare ngeen pour dem à la victoire pare ngeen pour indi ñaari coupe yi Ngor te loolu moo naroon am Mondoy wax na ko défaite amul incident moo am incident bu amee nag kenn du la compter ci course bi donc man dama jàpp ne P ba 4 la ñu wax Ngor bokkatul ci course bi te victoire bi 15 bi am dama jàpp ne victoire Ngor gi yépp la dégg naa ñu doon wax ne 15 bi moo raw 25 bi rawul jàppale leen waa 15 bi bàyyi waa 25 mais dama jàpp ne au-delà de ñi doon rawante ci 15 bi ak ñi nekk ci 25 bi képp ku dëkk Ngor koo xam ne bépp jawkat boo xam ne participer nga ci entraînement yi dañ la war a féliciter au même titre que ñi nekkoon ci 15 bi au même titre que ñi nekkoon ci 25 bi ñëpp am mérite booy classé nag il faut nga tànn faut nga jël quelques-uns bàyyi ñeneen ñi mais entraînement bi ñëpp ci bokkoon donc dama jàpp ne rameur yëpp ñi demoon ak ñi demul yëpp ñëpp la ñu war a boole féliciter lii nag du guleet certes yaa ngi ko doon def mais je pense que doléance yi ngeen wax am na yoo xam ne c'est facile à gérer bi ngeen njëkk a wax mooy këru gaal yi dossier bi ñun xam nañ ko bu baax a baax dossier Ablaye Seck xam nañ ko yor nañ ci ay documents mais dafa fekk ni dossier bu mel noonu frais yi je sais que frais yi jéem nañ ko réglé wul mairie bi je sais pas ndax jéem nañ ci dara wala déet mais engagement bi ñu mën a jël mooy duñu xaar sax jël mairie wala déet dossier bi nañ ko yëkkatiwaat dox ci li ñu ci war a dox te incha allah Ngor dina ci am ndam parce que kayit yi boo ko xoolee am na ci parti boo xam ne Ngor ak moom donc loolu dañ fexe ba xeex ak état bi pour loolu dellu ci Ngor ñu mën fa denc suñuy gaal loolu c'est extrêmement important parce que gaal yi man maa ngi dëkk juste ci kaw damay seen gaal yi tout le temps mais dama gis ne conditions yi ñu dencee gaal yi vraiment conditions yu baaxul donc il faut ñu améliorer loolu. beneen bi ngeen wax mooy organiser fi benn compétition régate mooy li Baye Boris wax léegi rek il faut lépp tegu ci yoon am na loo xam ne bu ñu ci waxtaan dafa war a nekk lu leer lu sincère loo xam ne vraiment surtout par rapport aux dépenses par rapport aux frais il faut que mu nekk loo xam ne c'est raisonnable pour nit ñi mën ko jël en charge loolu ñoom ñi dox nañ ko ren dox nañ ko daaw dox nañ ko daaw a jéeg mais incha allah bu ñu yàlla mayee ndam fii ci mairie bi du moom moo koy jël en charge du Mambé Niang moo koy jël en charge du keneen moo koy jël en charge mais la mairie moo jël en charge organisation benn régate fii à Ngor comme ça ñu mën a invité dëkk lébu yi fi nekk yépp donc loolu normalement bu ñu yàlla mayee ndam loolu dina taxaw ci ni mu gën a gaawee vraiment ñu wone cosaanu Ngor ñu wone mën-mën Ngor par rapport aux populations yi nga xam ne c'est les populations de l'eau c'est les peuples de l'eau parce que ñun peuple de l'eau lañu boo xoolee tous les sports yi nga xam ne Ngor bokk na ci muy natation muy surf bépp sport boo xam ne laal na ndox
Ngor am na fi ay talent am na fi ay champion donc loolu vraiment la teniroon pour wax leen ko encourager leen encore une fois parce que découragement warul am vous êtes des jeunes ñun dañ leen war a jàppale dañ leen war a accompagner lépp loo xam ne soxloo ngeen ko si wàllu géej ñun on est là à vos côtés wane nañ ko si bii wane nañ ko si yii passé yii ñëw tamit nañ ko wane incha allah te dañ leen accompagner fépp foo xam ne soxla ngeen ñi loolu laa amoon si li may wax si côté rameur vraiment di leen féliciter encore une fois pourquoi aussi ñu ñëw garage tertu leen parce que découragement bi dañ ko sentiroon depuis Mbour am na ñoo xam ne dañ découragé dañ ne non Ngor gañewul dañ am défaite moo tax ñu taxaw garage si digg garage xaar leen bi fii laa ñëwee ñu nekk antu ngi taxaw fële dafa ñëw ba si man te vraiment xale yi keroog kontaan nañu dëkk bi yëpp kontaan nañ si geste boobu donc loolu ñun mooy suñu rôle ñun en tant qu'autorité pour accompagner leen encourager leen li si des mooy li ñuy wax politique tey mënuñu si sore trop parce que du loolu moo ñu fi indi yaakaar naa gars yi wax nañu l'essentiel si affaire politique xam nañ fi ñu jëm si élection yi donc ku nekk Bandio wax na ko ku nekk dafa am foofar ñun obligé wu ñu kenn pour nga ñëw votel ñu li ñu leen laaj mooy ku nekk na xool bu baax analyser bu baax situation bi ni mu demee analyser tey Ngor fi mu toll tey fi mu toll woon démb ak fan la ñu bëgg a yóbbu Ngor ñu seet équipe bi nga xam ne moom la ñu yaakaar ne programme am bu ko tegee dëkk bi dina mën a avancer le plus rapidement possible ñun duñu critiquer suñu adversaire duñ ko def tey duñ ko def ëllëg mais dañ xam ne ñun li ñuy teg Sénégal 2035 programme bi muy teg mooy programme bi nga xam ne dina mën a développer Ngor le plus rapidement possible parce que loolu la ñu soxla tey si wàll yëpp nag si fànn yëpp muy éducation muy santé muy formation muy emploi bépp secteur boo jël normalement li ñu bëgg teg bu ñu leen ko wone dañ leen ko won si biir campagne bi bu ñu leen ko wone di ngeen xam ne fii mooy équipe bi nga xam ne mën na développer Ngor dans les 5 ans dañu romb li nga xam ne def nañ ko fi pendant 14 ans parce que moyens yaa ngi fi donc tey jii lépp loo xam ne bëgg nañ ko def Ngor buñ ko état bi defalul tamit ñun on a les moyens de le faire nous-mêmes donc dootuñu xaarati état dootuñu xaarati kenn lépp loo xam ne war na mën développer Ngor nañ ko defal suñu bopp donc foofu laa daaneel sama kàddu di leen remercier encore une fois di leen encourager man su ma leen gisee nii damay kontaan sama xol daf sedd mooy comme bi ma leen fekkee keroog kër Aliou rek j'étais tellement content si seen discipline si seen taxawaay vraiment maa ngi leen di féliciter bu baax a baax wax leen encore une fois que ñu ngi seen ginnaaw ñu nañ pousse ba fi nga xam ne Ngor fa la war a yegg ne fa yegg incha allah. asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi nuyu ñëpp ku nekk si turam ak santam tey nag boo leen gisee jotaay bi ngeen xam ne loo xamante ne lu daan am la mooy à chaque fois bu ñu jógee si ay régate ba ñëw autorités yi nekk si dëkk mel ni Baye Boris dafa daan invité mool yi ñëw defal leen benn sargal saafonte ak ñoom gërëm leen remercier leen donc loolu la dekkalaat nii ànd si nag ak Antougay Samba ak ñi nga xamante ne ñëpp ñoom lay àndal si wàllu politique yi nga xamante ne moom la ñuy waajal incha allah muy élection yu 2023 tey nag ñu ngi nii ak Antougay Samba moom aussi mu nekk autorité si dëkk bi tey Antou ñu gis la nga ñëw si ndaje bi nga xamante ne Baye Boris depuis daaw tàmbal na ko à chaque fois bu Ngor jooyu jee ba ñëw da leen di invité fii si bërëbam bi sargal leen waxtaan ak ñoom pour gën leen motiver si wàll woowu tey ana sa premier mot gannaaw balaa ñuy ñëw si laaj. waaw jërëjëf Djibi maa ngi lay nuyu yow tamit di nuyu waa Ngor TV ak waa Ngor Plus d'abord suñu teewaay tey mooy invitation bi nga wax ne Adama Sow moo ko invité rameurs yi ak seen staff pour sargal leen parce que dimanche bi passé le 5 décembre à Mbour demoon nañu rawante gàllu 25 ak gàllu 15 gàllu 15 bi raw jël paie gàllu 25 bi am incident au niveau de la mer beneen gàll mbëkk ko ba mu terse mais nekk 5e donc loolu dafa nekk loo xam ne vraiment dafay sedd suñu xol parce que rameurs yi dañ nekk ñoo xam ne aussi ak seen staff il faut que ñu encadrer leen motiver leen surtout motivation bi parce que ku jóg
au nom de Ngor dem di rawante au nom de Ngor dem am fa ndam dellu si il est tout à fait normal que waa Ngor sargal leen tey Adama Sow Boris moo jël initiative bi informé ñu invité ñu moo tax ñu bàyyi suñu lépp ñëw teew vraiment féliciter rameurs yi aussi ak seen staff yëpp pour coupe bi nga xam ne moom lañ ko jëlee Mbour indil ko waa Ngor te di leen encourager ñoom gàllu 25 bi dégg naa seen biir ñuy wax ne vraiment Ngor rawul parce que 25 moo waroon raw mooy gaal gi gën a mag mais dama leen wax ne défaite amul parce que incident moo am donc waruñu sax comptabiliser Ngor ci course bi donc loolu vraiment maa ngi ci am mbégte bu rëy fekk fii tamit samay xarit samay kilifa waa Ngor yëpp ñëw teewee événement bu mel nii vraiment loolu maa ngi koy rafetlu bu baax a baax voilà. waaw donc muy rafetlu bu baax aussi jataay bi ak ni nga xamante ne woo nañ fi rameur yëpp di leen sargal ginnaaw si jow bi nga xamante ne mi ngi amoon fële sa Mbour Ngor comme ni mu ko waxee si 15 yi mu jël pay si deuxième bi ak incident bi nga xamante ne am na si muy coono gaal bi nga xam ne damm na ak li si am yëpp mais terewul aussi ñoom autorité yëpp ñu daje fi di sargal moom di leen encouragé pour yeneen i compétition yi tey nag nga ñëw fi ñàkkul am na ay kàddu yu ñu fi yëkki sànq nga déggee ko si mool yi ñuy ñaan aussi ku mel ni yow ku mel ni monsieur le maire ak ñeneen ñi nga xamante ne ñëpp ay Baye Boris ak Mame Mbaye Niang yéen ñëpp pour ngeen jàppale leen ba condition yi nga xamante ne la ñu war a denc gaal yi ak condition yi nga xamante ne ñoom ñëpp war nañ ci mën a nekk pour gën a mën a préparer compétition yu ni mel am na yu ñu leen sas tey loolu ana yan xalaat wala noo leen xalaatee jàppale leen si wàllu woowu ba nga xamante ne yeneen compétition yi di ñëw yi nga xamante ne yëpp moom lañ fi wax comme ay doléance ngeen jëm leen si taxaw. waaw doléance boobu yaakaar naa doléance bu légitime la parce que gaalu rawante bokkul ak gaal yi dem géej gaalu rawante dañ ko war denc dans les meilleures conditions possibles naaj bi bañ ko sonal ak xale yi di si fo et tout ça donc loolu dafa nekk loo xam ne il faut que ñun ñëpp ñu jox taxaw nekk benn say vraiment utal leen foo xam ne dañ mën denc gaalu Njowaane maa ngi fàttaliku bi gaal yi nekkee fii si wetu Thiawén vraiment mystère la woon parce que rawante gaal aussi dafa am mystère bu nekk si biir gaal gi boo koy denc ak li nga xam ne yaa ngi koy def si gaal yi warul fës warul feeñ donc ñun vraiment place bi ñu wax mooy kër Diallo Dumont foofu xam nañ li fa nekk xam nañ kii xëccoog waa Ngor ci terrain boobu xam nañ dossier yi mu yor je pense que à partir d'aujourd'hui ñun ñëpp dañ si war a xar suñu tànk tubéy jóg jëlaat dossier boobu def tout ak état bi vraiment pour ñu jox ñu une partie du terrain de Diallo Dumont pour ñu mën fa denc gaal yi loolu moom vraiment man personnellement dinaa jóg ñii bëgg ànd ak man ñëw ànd ak man vraiment ñu jéem a lijjanti loolu si ni mu gën a kaawee c'est vrai que autorité municipale presque moo si gën a yelloo pour def ko parce que moom moo am yenn pouvoir yi par rapport à l'administration mais ñun aussi mën nañ jóg ànd ak frais yi ànd ak ñi nga xam ne ñooy kilifa dëkk bi jéem ko dox en attendant peut-être élection yi ñëw bu ñu yàlla mais ñu falu tey dina gën a yomb si ñun vraiment pour ñu del dossier bi dem teg ko si table état bi ne leen nag jox la ñu terrain bi pour ñu mën a denc suñu gaal. rameurs yi ils ont raison parce que ñoom tam bu ñuy xeexi dañuy bëgg a yor les meilleures armes possibles doo dem di xeex naan man gaal gi ma yor baaxul xam nga Thiaw amoon na déjà à Mbour ñu naan gaal gi baaxul dugg na fi génn na fi loolu yëpp si condition bi ñu koy dencee la parce que loolu mosuñu ko dégg Ngor donc loolu dafa nekk loo xam ne il faut que ñu taxaw si ñun ñëpp vraiment ñu mën ko régler le plus rapidement possible. beneen doléance bi ñu wax aussi mooy ñu jëm fi organiser benn compétition au niveau de Ngor comme ni ñu ko defee Bargny ni ñu ko defee Tëngéej ak bi ñu def le 5 décembre à Mbour je pense que ñun ñëpp war nañ si taxaw pour xool vraiment dans quelles conditions dans quelles conditions lañ koy organiser surtout kon am nañ plan d'eau boo xam ne vraiment mën nañ fi organiser benn course bu neex loolu moom je pense que waxtaan la rek entre rameurs yi ak autorités yi fi nekk ensemble ñu jëm a trouver benn solution pour dem si le plus rapidement possible pour aussi Ngor wane boppam comme ni waa Mbour yi wane boppam ak yooyu donc c'est extrêmement important pour réputation Ngor parce que dëkku géej la te rawante gaal mooy suñu sport national